7h20 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu mbaa jàmm ngeen fanaane ca fajar ba tey ñu ngi àndandoo ak yéen 6h45 la woon ci ngeen am bulletin bu njëkk bi ñu dawal tuuti yeewee leen ci ajuma gi ak ay cant yoo xamee ni defe naa yéen ñi xëy du ñuy seetaan ca suba ak léegi yéen a ngi ci bànneexu tey ji nag di vendredi 23 janvier 2014 mooy yeewu leen bi mujj ci semaine bi ñëpp a ngi fi fas yéene leen gunge fii ba 10h rédaction bi itam am ci solo Fatima Ba mu ngi taxaw 8h ci la fas yéene yaatal jotaay bu njëkk bi Fatima ñu ngi lay nuyu bu ñu demee ba 8h loo fas yéene yaatal. maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu ñu toog ci plateau bi di nuyu itam téléspectateur Télé Futurs Médias di wax ne xibaaru juróom-ñetti waxtu yi bokk na ci li ci gën a fës coow lu rëy lu am ca AFP démb moom Moustapha Niasse dafa ñëwoon rek doon présenté ay voix ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay militants waaye coow lu rëy juddu fa yëkkati fa sax ay kàddu yu tegginewul moom Moustapha Niasse waaye itam xiiroog ngaayoo xeex bi amoon diggante militants yi foofule ca AFP waaye nag moom Moustapha Niasse dellu ci li mu waxoon ne rek partiem bi du am candidat ci élection présidentielle bu 2017 ndax président Macky Sall moom la ñuy gunge ki ñu joxoñ baaraamu tuuma ci coow lu rëy li amoon foofule ca permanence bu AFP di Malick Gakou moom nag daal dina àddu ci mbir mi ne du wax dara Moustapha Niasse waaye li mu xam ba xam moo di ne bu militant yi bëggee ab candidat dinañ ko am moo xam moom lay doon wala keneen waaye li leer ba leer bu ñu sukkandikoo ci Malick Gakou moo di ne AFP dina am candidat ci wote présidentielle bu 2017 ñu wax itam ci procès bu Karim Wade ndax démb ci biir audience bi la benn magistrat jékki-jékki ne wax ne dafa démissionné tekki ndombo tànkam moom nag ginnaaw bi mu jàppanteeg président cour bi di Henri Grégoire Diop ci noonee la ñu tabb keneen ci saasi waaye procès bi laata muy tàmbaliwaat toog nañu ay simili lu yàgg xibaar yi biti réew yi ñu wax ci faatub roi bu Arabie Saoudite di roi Abdallah moom nag génn na àdduna ni ki démb ci guddi président Macky Sall di jaale képp koo xamante ne jullit nga waaye le monde entier ci faatub nit ku tedd kookule nañu wax itam ci wàllu tàggat yaram match Sénégal Afrique du Sud tey ji la bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di gune Alain Giresse li ñu bëgg moo di am seen qualification maanaam bu ñu dóoree Afrique du Sud am 6 points mën a qualifier directement ci quart de finale bi waaye mu mel na du doon match bu yomb ndax Afrique du Sud itam du équipe bu ndaw te gis nañu ni mu footballé ak Algérie donte sax défaite la ci jëlee Pape Cheikh lii mooy li ci fi gën a fës. li nga xëyee noonu ci say xët sax la yéene kaay yu bëri xëyee ñoom itam ci seen i xët maa ngi ciy ñëw léegi nii bu ko defee ngeen am li yéene kaay yi def tey ci seen i une laata boobu ni àjjuma bu jot bese la ngi fii dinañu indil carnet de voyage tey nag dinañu tukki comme ni ñu koy defee rek. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu tamit ñi ma bokkal plateau bi di nuyu téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee rek vendredi bu jot dañ leen di indil carnet de voyage nag tey bi ñu indi mooy ci wàllum rek togg traditionnel soninké plat soninké tey nag lañ leen di présenter ci suñu carnet de voyage. dañuy dem tam histoire ak Mado tey feneen fashion la wala feneen fashion ay mbay. hey Mbaye li nga grand boobu rek mu rafet. waaw tey nag ñoom salaam rek ñoo def lu ne mel di leen di sant bu baax di nuyu nag mbokku téléspectateurs ak ñi nga xamante ne Pape Cheikh moom laa fekk ci plateau bi waaw tey nag dañu indiwaat li nga xamante ne moom moo di démb maanaam ay aada couleur saraxule donc daal tey ci lii nañu wax feneen fashion donc ci tàng yu njëkk yi nag diibe la woon léegi nag ñu métamorphosé ko changé ko ba nga xamante ne lii lay jox waaye bu ci kanamee dinaa la ko gën a expliquer. jeex na donc yëfi mag lay doon ak Mado ci kanam ci feneen fashion El Hadj Mbaye Garmi ñu ngi lay nuyu Mbaye kontaan lool ci sa del si tey ci yeewu leen bi tey nag ni àjjuma bu jot dinañu fàttaliku koo xamee ni defe naa jaar-jaar ba riis na lool loo wax ci moom du doy ci benn émission muy Adja Seynabou Gueye Ndaté. xanaa rek Pape Cheikh di bég ak di kontaan di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp à travers le monde di wax ne daal dëgg-dëgg tey nag ci ajuma ji nag dañ leen bëgg a yee boo xam ne bii tubaarkàlla day ànd ak sentiment waaye ma indi leen nag koo xam ne ki ci nitu valeur yi ci la bokk ndax valeur Pape dañ ko perdre lu bëree bëri valeur yooyu nag la ñu bëgg a dellu si ndax jom mën a dellu si ngor dellu si ak baax looloo tax tey ma indi leen Adja Seynabou Gueye Ndaté Pape Cheikh maa ngi nuyu nag sama soppi ma fekk yëpp rawat nag sama xarit sama oustaz borom oo bi waaw Pape maa ngi ko ziar suñu oustaz moom nag mooy borom le 28 borom date bu rëy
bi oustaz Pape Hann ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaal ndax kii di buuru Maroc buuru Makka bi plutôt di roi Abdallah dafa génn àddina ni ki démb mu ngi amoon 90 ans bi nga ko yëgee biig defe naa am nga mbetteel ndax yenn saa yi ñu dégg la nga wax ci ay jikkoom ci mbaaxam moom mi nga xam ne ni moo jiite woon dëkk bu sell boobu leen di Makkatal Mukarram. jërëjëf Alhaji Pape di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog ñun di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp waaye Alhaji Mamadou Mbaye xam nga fi mu ni mu tagalee mbaxana mi Alhaji Pape xam nga lii jaaxal na la. waaw léegi yaay borom o bi mooy borom tagal gi jàmm na ñooy. loolu leen ko rek voilà da ngeen ko prélloo rek dañuy doog a yeew. waaw doy na waar doy na waar moom borom tagal gi ngay borom o bi man borom wax ji. jaal ñëpp roi Abdallah ca Makkatal Mukarram jaal ko umma islamique bépp ñaanal ko yal na yàlla yokk leeram yàlla kewel aljanaam ak mbaax ak xéewal ak teraanga yi nga xam ni defal na ko ci lislaam bi ak foofu mu nekkoon yal na yàlla yokk leeram maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo ci kanam kii di Alla Diop dinañu fekk si ci jotaay bi di ngeen jàkkaarloo xam nga bis bu jot ma ni leen amuloo sens interdit ci benn ëtt te boo àndee ku mel ni Alla Diop ëtt bu ne di nga fa dugg nuyu leen ndax nabiyee nga mu ngi noonu tey nag la war a ñëw wax ma Cheikh na Cheikh Saad bu Mouhamed Fadal maami Cheikh bu xeer bu jëli Muxtaar la may wax lan la wax Seydina Mouhamed ma wax ko soppee Rasulullah voilà ba noppi itam moom mu ngi préparé événement bu rëy annoncement wu événement boobu sax def na ko mu ngi naan bu ngeen déggee annoncement bi nag na ngeen xam ni mooy seen invitation Alla neexut a toppandoo de baat bee toj waaye ndaanaan la donc dina nekk ci émission bi mu ca kanamee ak oustaz Pape Hann Alfi borom waañ wi tey daal ni bis bu ne indeeti nga yoo xame ni bu ñu ko seetaanee du ñu def lu dul bëgg koo lekk ci saasi yooyu nag nga ñu indil di ay brownie chocolat cheesecake brownie yooyu sax mos nga ñu koo jàngal cheesecake itam mos nga ñu koo jàngal mais lu tax nga boole ñaar yëpp tey. waaw gis nga de Pape Cheikh comme ni ñu koy defee chaque jour. tey de Issa Niang rek la ma jox créer rek wala ak di innover rek donc tantôt def nañ fi brownie tantôt ñu def fi cheesecake tey dañuy boole ñaar yëpp. terminer semaine bi ak saveur sucré. toujours avec les produits Sofiex ci kanam rek bu ñu ficcee Pape Cheikh ma wala nan lañ koy defaree. voilà donc ci kanam lay doon ak Alfi préparé leen et puis ñun tamit dinañu def suñu ay commentaires ci match suñu gaynde yi tey ñun ñëpp ay 12e gaynde la oustaz Pape Hann 12e gaynde la Mado 12e gaynde la Bessel Bass 12e gaynde la El Hadj Man Mbaye Garmi defe naa 12e gaynde gi mu doon yàgg na parce qu'il faut rappeler que sportif nga football nga ba tey boo ma sant teg ci ailier waaw sunu maître teg laax waaw ne ko dugalul bii doo lekk laax ni laar laa woon nag waaye keroog dinaa lekk laax dama mënoon football est-ce que dégg nga loolu est-ce que dégg ngeen loolu yéen mbokk yi xam nga yeew bi ngeen yeew tey rëy na on day gar mi ne rek maître am laax la daan teg ku dugal bii lekk laax ku dugalut bii doo lekk laax entourage bi loolu compétition la non entourage bi waaw su ngeen amee foofu dañuy jël indi ay laax ci école bi laax yooyu nag d'accord maître yi léeg-léeg bu ñu lekkee par dañ koy desal ber ko bu match de football amee ci biir stade ci biir récréation ci cours école bi laay la boo dugalee nag moom da ngay d'office ngay def man nag dama daan dem d'office mais ni laar laa woon man lekk nga laax kon ba tey kon defe naa tey yow yaay nekk technicien bi comme ni ñoom Mame Fatou Ndoye di def ak ñoom Malal Junior Diagne tey yow yaay nekk suñu consultant yaak oustaz Pape Hann ci match suñu gaynde yi c'est vrai que ñu ngi leen di ñaanal rendez-vous bi tey ci ngoon la ci seen diggante ak waa Afrique du Sud ñu gën leen xam ci turu Bafana alors foofu nag di Guinée équatoriale télévision Futur Média ma nga fa xam naa bu ngeen gënee yeewu dinañu gën a waxtaan ci match boobu la nga xam ne ni Sénégal yëpp am nañ ci yaakaar bëgg nañu itam laataa ngeen di génn seen i kër wala yéen ñi nekk ci bërëbu liggéeyukaay yi te dañu seetaan ci fajar gile ñu won leen yéenekaay yeeg seen i xët Fatima Ba daanaka yéenekaay yëpp bokk li ñu xëyee tey Moustapha Niass kanam gi saf na sàpp tey ci xëtu yéenekaay yëpp ndax li nga xamee ni moo am démb ci seen ndaje boobule dégg naa lu ne jib na fa boo xoolee yéenekaay bii di L'As def na rencontre houleuse des gardes de l'AFP les insultes de Niass maanaam ay saaga fa jib démb.
ndaje mi Pape Cheikh comme ni mu ko waxee bëri woon na coow lool ndax moom Moustapha Niasse dafa rek daal di woon xamle ne parti bi du am candidat démb nag bi mu ñëwee di présenter ay voom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di militants yi dañ ci rek profito ku nekk wane fi nga féetee ne dañoo bëgg am ab candidat ci wote présidentielle bu 2017 ci noonee nag moom Niasse daal di fa yëkkati ay kàddu yoo xamante ne tegginawul mi ngi ci biir yéenekaay yi ndax moom dafa mere woon lool militant yi mu jàpp ne dañ ko bëgg a tuutal ndax présentation de vœux boobule daf ci invité woon ay kàngam yu mel ne Aminata Touré nekkoon fi njiital jëwriñ yi waaye itam Seydou Gueye bu APR ñoom ñëpp dañ leen a invité woon ci ndaje moomu gone yi nag nekk fa di yuuxu président di yuuxu ak di perturbé moom Moustapha Niasse mer ba saaga leen daal di yëkkati ay kàddu yoo xamante ne tegginewul xamle itam ne fi mu nekkoon démb ak barki dem ba tey mi ngi fa maanaam moom parti bi dafa fas yéene gunge président Macky Sall ci wote présidentielle bu 2017 ci képp koo xamante ne jóge nga ci parti bi bëgg a dem moom Moustapha Niasse du la jàppale ci benn fànn moo xam ci wàllu financement wala ci ay conseil ak leneen du la jàppale loolee waraloon coow lu rëy lu judd foofu démb ci seen permanence. voilà donc daje boobule ay saaga ak it ay coup de poing loolu la Walfadjri wax tey ci xëtam bu njëkk gis ngeen ko ni rencontre houleuse de l'AFP insulte et coup de poing au menu direct info même chose moom tamit wax na nee na Niasse gàkku ndax nag démb bi ñu laajee kii di Malick Gakou nee na kii di Moustapha Niasse tuddul turam waaye bu nee ñëpp jàpp nañu dafa maas nuun gi moo tax ñu tuddee ko poker perdant de l'AFP loolu la yéenekaay bi di direct info def ci xëtam bu njëkk ba ci quotidien Fatima Ba nee na non candidature en 2017 rififi à l'AFP luy loolu waaw rififi à l'AFP ni ko yéenekaay bi waxee AFP parti baa ngay waaj a tas ma ngay jax-jax yi su ma ko mënee waxee noonu ndax coow li bëri na fa gis nga Malick Gakou ni ko direct info waxee moom la ñu joxoñ baaraamu tuuma ne coow li fa am yëpp moom moo nekk ci ginnaaw gi maanaam moom mooy may gone yi fit ñuy tëbaki dal ne dañoo bëgg am candidat ak yooyu démb nag bi ci Moustapha Niasse waxee moom Malick Gakou ne Moustapha Niasse boog kon ñëpp lay waxal boog moom mu ngi ci biir mais li am ba am mooy moom fu mu toll nii wane na carrément ni àndul ak position bi nga xamante ni Moustapha Niasse am na ko maanaam ne parti bi du am candidat moom Malick Gakou nee na mu doon moom wala mu doon beneen cadre bu AFP candidat dinañ am candidat ci wote présidentielle bu 2017 moom sax Gakou mën nañ jàpp ne c'est la première fois muy tontu Moustapha Niasse. xale yooyu nag ki leen yónni dina ko gis. billahi wallahi taala wa taalaahi il paraît que Moustapha Niasse moo ko wax ndax loolu laa gis ci xëtu yéenekaay bi di le populaire Niasse pète les plombs loolu la ñu bind celui qui a envoyé ces jeunes là verra billahi wallahi wa taalaahi donc loolu la yéenekaay bi di populaire xëy def ci xëtam bu njëkk témoin itam li ma naan même son de cloche moom itam loolu la xëyee nii moom nag dafa def ci xët bi nag ay kàdduk kii di Moustapha Niasse hué par les jeunes Niasse disjoncte mu ngi nii loolu la wax aucun imbécile ne peut détruire l'AFP loolu la ñu titre ñoom tey ji ci suba gi ba ci Grand Place mu ngi def nataal boo xamante ni Malick Gakou la ak Moustapha Niasse daal di bind ni Niasse exfiltré. waaw exfiltré ndax moom Niasse mel na ni fu mu toll nii AFP ñoom ñëpp a taxaw bëgg am candidat ñoom xam nga parti politique nag vocation mooy dem conquérir pouvoir ba tax na ñoom jàpp nañu buñ demulee ci wote présidentielle bu 2017 bi day mel na dañoo signé arrêt de mort ci seen parti bi di AFP te AFP parti bu mag la bu weesoo PDS PS AFP itam bokk na ci 4 wala 5 partis yi gën a mag ci Sénégal donc seen ñàkk teewaay ci élection présidentielle moom day mel na dañoo signé seen arrêt de mort yéenekaay Pape ci la ñu xëy lu tax parce que tout simplement coow li am ci biir AFP dafa doy waar tey day wone rek ne démocratie amul ci biir parti politique yi nekk fii ci Sénégal kenn ki maanaam ki nekk ci ki féete ca bopp ba di secrétaire général bi d'habitude moom mooy financer parti bi moom moo ko créé ak loolu donc day bëgg à chaque fois moom lu mu bëgg muy am mais tamit boo xoolee ne dafa am ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi sa ginnaaw te ñoom it wóolu woon la amoon ci yow yaakaar moo taxoon ñu topp la ak bëggoon itam jot benn objectif ñu dem ba gis ne ñoom
mënatuñ ko jot ak yow donc yoon la ñu fippu te loolee tax ndawi AFP yi doxalee ni ñu doxalee démb wone carrément que ni Niass bu demul it ñoom dinañ dem waaye lu leer ba leer mooy Niass du baisser les bras ndax xam nga ni ki si njëkkoon wax di Malick Gueye moomu limogé nañ ko ci poste bi mu amoon assemblée nationale gis nga ko mu ne ci populaire billahi wallahi ki orchestré lii dina ko verra maanaam dina si jël ay décision peut-être que itam mën nañu xaar à ce que ñu dàq yeneen cadre ci biir AFP. voilà donc enquête itam loolee la wax Moustapha Niass mi ñu contesté ci biir partem di AFP ba finalement Niass il perd le nord donc loolu la yéenekaay bii di enquête xëyee tey leneen loo xamee ni yéenekaay bii di Libération xëyee na ko tey démb rek ñu ngi koy waxtaanee di bus ba ñu lakk alors foofu dégg naa kii di Cheikh Ahmadou Bamba Ba di doom ci Assane Ba jàpp nañu ko ci enquête bisu Dakar Dem Dikk boobu lee nga xamee ni dañu koo lakk muy ay aveu yoo xamee ni kii lakk wax na ko. def na ko plutôt. xam nga Pape dem ci suñu réunion de rédaction rek Chérif Dia mi ngi koy wax fi mu toll nii Dakar ci rond point yu bëri ak ci secteur yu bëri dafa am ay caméra cachée moo tax lépp looy def ci mbedd mi na doon loo xamante ne buñ la woowee ëllëg di nga ko mën a wax ne yow yaa ko def. ñoom voilà am na parce que ay gone yi bi ñuy lakk bus bi. am na ndeke caméra bu nekkoon foofu noonu ci mbedd mi bu fa nekk waa ministère de l'intérieur ñoom ñoo koy def. ñoom ñoo leen jël moo tax ñu moom. Ahmadou Bamba Ba moom ñu gis ko repère ko dem jëli ko këram te bi mu demee it xam nga bu ñu la tegalee lu leer naa ñu mënoo weddi il a avoué qu'il faisait partie des trois moom nag doom la ci benn responsable PDS bu tudd Assane Ba nekkoon na directeur de cabinet bu Farba Senghor moom nag jàpp na ni sax mbiru politique moom moo ko lal ndax gone gi lu mu doon doomam ak moom li mu bokk ci opposition bi moo tax ñu téye ko bëgg a wax ni dafa bokk ci ñi amal ñaawteef boobu waaye moom ci ay kàddoom sax dafa mel ni ku ñu yónni ndax dégg naa mu ngi lim ay tur de am na ci koo xam ne moo ko jox $200 pour mu jënd essence. waaw parce que ñoom ñett lañu pour l'instant moom lañu tegagum loxo yeneen ñaar yi dañoo daw mais ñu ngi leen di wër gisaguñ leen mais moom Ahmadou Bamba Ba barki démb ba léegi mi ngi ci loxol yoon. voilà donc mu ngoog loolu la yéenekaay bii di Libération xëyee tey match suñu gaynde itam Libération Sud Quotidien tamit xëyee na ko Afrique du Sud Sénégal à 19h GMT Sud Quotidien nee na vaincre pour se mettre à l'abri marquer son territoire loolu la xëyee tey ba ci yéenekaay bii di Stade itam wax na ci match suñu gaynde yi moom ci xëtam bu njëkk mu ngi def ni Afrique du Sud Sénégal à 19h les quarts en ligne de mire plutôt ñu ngi ci wane nataalu suñu gaynde yi ñuy préparer seen match boobu la nga xamee ni di ngeen mën a dund avant match mi-temps ak débrief bi ci plateau boobu la ñu tuddee la cour des grands ak Mame Fatou Ndoye Fatima Ba bu dee l'observateur naam ci coow loolu am ca biir AFP la xëyee tey ci diggante Moustapha Niasse ak ñamu àndal ak ay kàddu ki nga xamee ni moo di Malick Gakou xam naa duñ ci sori dañuy dem rek ca rédaction centrale bu l'Observateur on retrouve Abdoulaye Diédhiou pour la présentation du menu du l'Observateur de ce vendredi 23 janvier 2015 bonjour Abdoulaye. Bonjour Pape Cheikh, bonjour à toute l'équipe de Yeewu Leen, ravi de vous présenter l'édition du jour de l'Observateur qui barre à sa une. La crise au sein de l'AFP, Moustapha Niasse, secrétaire général de l'AFP est amère. L'humiliation est grande, le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès est sorti de ses gonds hier. Hué et humilié à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux que les cadres du parti ont organisé. Le président de l'Assemblée nationale s'est emporté en débitant des injures et des insultes, je cite, « Aucun imbécile ni aucun salopard ne peut me séparer de Macky Sall ». Dans la foulée, Malick Gakou, numéro 2 de l'AFP, réagit. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne fait honneur ni au président Moustapha Niasse, ni à l'AFP. Le second de Moustapha Niasse en fait parler. Malick Gakou, numéro 2 de l'Alliance des forces de progrès, a dénoncé et refusé la décision du bureau politique réuni le 10 mars 2014 de soutenir la candidature de Macky Sall en 2017. À l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de l'Alliance nationale des cadres pour le progrès au secrétariat général de l'AFP, Malick Gakou a rompu le silence. Les mots qu'il a utilisés sont forts et son discours très politique. Et enfin, un mot de sport pour terminer cette présentation de la une de l'Observateur. CAN 2015, deuxième journée de la poule C. Ghana, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal. L'Observateur avertit.
attention au piège de la suffisance. Et c'est pour relever que les Jeux pourraient être faits dès ce soir dans la poule C. L'Algérie qui défie le Ghana à 16h et le Sénégal qui affronte l'Afrique du Sud à 18h seront automatiquement qualifiés en quart de finale en cas de victoire. Mais c'est loin d'être gagné d'avance et l'Obs s'est penché sur le cas de Djilabodji, devenu une patate chaude aux mains de Giresse. Va-t-il passer de patron de la défense à un potentiel abonné du banc de touche? Tout le contraire de Sadio Mané qui, après avoir passé 20 jours hors des pelouses, est affûté et est prêt à mettre le feu à la défense des Bafana. C'est en tout cas ce que nous souhaitons. Voilà, Pape Pierre, c'était tout pour la une de l'Observateur. À vous, à l'équipe de Yeewu Leen, aux téléspectateurs et aux lecteurs, je vous dis bonne lecture. Merci à toi, Abdoulaye Diédhiou. Bonne journée, bon week-end. Nous remercions toute la rédaction du quotidien L'Observateur. Demain matin, on aura un autre quotidien comme tous les jours. Xam nga L'Observateur moom mooy number one fii ci Sénégal. Donc Abdoulaye Diédhiou ak rédaction bu L'Observateur yëpp ñu ngi leen di gërëm te di leen ñaanal week-end bu neex ndax gis nañu liggéey bu rafet bi fi mu tollu tembe nag 7h40 mooy doog a jot dans quelques minutes ñu jàll ci météo bi xanaa rek ñu leen di fàttali ne di ngeen wéy di bokk ci li ñu tuddee GFM en fête alors ba léegi ñu ngi séddale enveloppe yi nga xamante ni bu ci nekk mu ngi def lu toll ci 300 000 sans compter week-end de rêve yi ngeen mën a amal ca Framissima Palm Beach Kouthia moo naan Framissa borom bis bi suba nag Sénégal a ngi koy pare mais xam naa ci kanam dinaa gën a sori ci sargal googule ñuy sargal Kouthia ndax am nay invitation yoo xamante ni disponible na et que boobu ba tey ñoo ni woon ku yéex ñàkk fi mu tollu tembe invitation daanaka jeex na pour ñu bëgg a fekkee sargal gi ñuy sargal Kouthia mais ñu ngi ciy ñëw ci kanam mais bu leen fàtte week-end ca Framissima Palm Beach ñaari oto lañ ci teg ba noppi itam bu ngeen wootee ci numéro téléphone yi 628 14 14 di ngeen mën a bokk ci numéro yi ñuy tànn pour xool kan moo ci am oto yi ñuy joxe ci kanam itam ñu won leen annonce su GFM en fait ngeen mën a xam ni fàtte xaju fi te ku fàtte ma fàttali la ce qu'on va faire tout de suite mooy jàll ci xibaaru jaww ji xam ngeen ni démb ak tey seddaay bi xaw nañoo gaañ ci guddi gi bi daa sedd ba nga xame ni kenn mësul gis loolu tey itam même chose te yooyu yëpp nag waxoon nga ñu ko ni janvier mooy weer bi gën a sedd ci at bi. Pape Cheikh janvier mooy weer bi gën a sedd ci at mi te foog naa loolu kenn weranteetu ko ndax gis nga comme ni nga ko waxee démb seddaay bi ni mu mel ci diggu bëccëg gi waaye itam ci guddi gi jàppaleen ni loole nag day wéy ndax coppite amul ci température yi daanaka fi ñu toll woon démb rek ba tey ñu ngi fa température bi gën a tuuti ci subateel gi di 15 degré ca Saint-Louis lay doon bi gën a mag di 19 degré te Tambacounda ak Kédougou Dakar dina am 18 degré Podor 16 degré Matam 18 degré Louga Linguère 16 degré Diourbel 16 degré Kaolack 17 degré Ziguinchor 18 degré Kolda 16 degré ci diggu bëccëg gi nag naaj gi dina génn tuuti léeg-léeg itam ay niir dinañ doxantu ci asamaan si naaj googulee di génn sax tax na ba température yi boor yi benn waxtu jàpp ñaari waxtu day yéeg tuuti yéeg ba yegg si 35 degré di température bi gën a mag dinañ ko am ca Kolda ak Kédougou waaye itam ca Matam bi gën a tuuti di 22 degré fii ci Dakar lay doon Saint-Louis dina am 29 degré Podor 29 degré Matam di température bi gën a mag 35 degré Louga Linguère 31 degré Diourbel 33 degré Kaolack 33 degré Tambacounda 34 degré Ziguinchor 34 degré peexum fajar geek guddi gi mi ngi fi ba léegi rawatina diggante littoral Dakar Saint-Louis foofee la température yi gën a tuuti moo tax it foofee la seddaay bi gën a fës ñu wax ci lu jëm ci géej gi nag wàccoon na bi 4 heures tegale 45 minutes dina wàccaat itam bu ñeenti waxtu ci ngoon tegalee juróom fukki simili ak juróom géej gi dina yéeg bu ci kanamee tuuti ci diggu bëccëg gi bu fukki waxtu ak benn jotee dina yéegaat itam bu fukki waxtu ak benn ci guddi tegalee ñaar fukki simili nappkat yi nga xamante ne dañuy dem géej di wuti jën jàppaleen ni moment yi gën a am solo
di bu juróom-ñeenti waxtu ci suba tegalee juróom fukki simili ak ñett bu fukki waxtu ci suba tegalee juróom fukki simili ak juróom-ñeent bu fukki waxtu ci guddi tegalee fukki simili ak juróom-ñett bu fukki waxtu ak benn ci guddi tegalee fukki simili ak juróom-ñett jant bi nag dina fenk léegi yàggatul dara fi léegi simili yu néew rek bu juróom-ñaari waxtu tegalee fanweeri simili ak juróom-ñeent ñu ngi yaakaar itam mu soo bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon tegalee ñeenti simili. Pape Cheikh lii mooy li gën a fës ci xibaaru jaww ji. mu ngoog donc loolee mooy xibaaru jaww ji tey imagine 18 degré man Mbaye Garmi tey day xanaa jaaxle nga ci seddaay bi. xanaa waaj ko rek Mbaye. ndax sedd boo xam ne bii Pape mën na affecté ay yàq. kon daal vraiment daal dëgg-dëgg waaj ko moom am na solo trop. di ko am na solo daal. mais oustaz ma jaaxal mooy suñu borom dafa bëri kéemtaan. kéemaan parce que bu seddee doo xam lu tax mu sedd bu tàngee doo xam tax mu tàng te ñun moom éternel du ñu mës a naka lañ koy waxee éternel insatisfait waaw bu tàngee ñu ne dafa tàng lool bu seddee ñu ne dafa sedd lool mbiru suñu borom mbiru yàlla la xaj pap te it yàlla bis bu ne mi ngi ci mbir kulla yawmin huwa fi sha'nin yàlla ne Sayyidina Muhammad mun ko waxal gaañi ni ñoom ñu ngi xëy na ci leneen waaye man yàlla bis bu ne maa ngi ci mbir moom il est toujours occupé waaw te seet dafa baax ci doomu aadama tàngaay it baax ci doomu aadama yàlla boole ñaar ñëpp tàngul ba nga jaaxle taal kilim bi wala nga génni féexlu wala nga dem ne xaaral ma dem boori géej mu fi ma mais tàngaay ba la woon léegi yàlla indi na la sedd olof nag doomu aadama nag mu la yàlla bindee noonu waaw doomu aadama mais lu tax doomu aadama mel noonu di bañ a satisfait moom waaw mooy bàyyi xel li ko fi indi waaw Cheikhul Hadj doylu la am déet wala moom Abdou mës na toog ba mu yàgg ni tàng na de Allahu akbar astafurlah ay Abdou Aziz tànga yàlla bi lu ci sa yoon. mais est-ce que loolu nit war na ko wax ñun dañoo tàmm si dafa sedd Fatima ba saa yu joxee température ma ni si tey dina sedd wala ma ni si tey dafa tàng te ñun dañuy kaas rek. dañuy kaas defe naa ñun ñëpp ci yam. te tàngaay bu ñëwee wóop dafa tàng waay da ngay gis sax ku xundu. waaw di xundu ndax tàngaay waaye am na ña ci toog nag di sant yàlla ndax tàngaay boobu waaye laaj Pape maa ngi lay wax ni tàngaay boobu am nañu ko bëggoon a fekkee waaye yàlla xéewale la ba nga bokk fekke seddaayu ren bii ñaan yàlla it fekk tàngaayu ren bi tàngaayu déen bi muy bëgg a ñëw kon yàlla mi la xéewale nga fekk seddaay bi sante ko yàlla mi la xéewale nga fekk tàng lu mu tàng ne yàlla ñu fi tàngaayu déwén bi fekk waaw nit dafay xam boppam xamit nag li ko fi indi moo gën di jàmbat ñaxtu rek waaw di jàmbat ak te yàlla koy bëggul kuy jàmbat waaw di jàmbat ak a ñaxtu lii ma dal loolu lu sew la ci doomu aadama te yàlla bëggul wallaay waaw noonu Mbaye Garmi mag ñi sax mosuñoo bëgg kuy jàmbat man de benn jàngat rek laa ci xam laa ci gis Pape addina mën na varier saa su ne loolu da lay wan ne nga bàyyi xel ne lii xew leneen mën na xew moo tax buy sedd ba mu yàgg muy tàng waaw kon nag dëgg rek loolu ko suy dox waaw misaal la addina day changé mën nga wér mën nga wéradi mën nga addina daal day changé ma daal boobu jàngat daal def naa ko ci jàmbat gu bari nag day yóbbu xel yow sa xel lay affecté ba pare ñu ngi koy jàmbat seen xel seen xel lu nga voyagé sa xel mi yëpp dem Mbaye oustaz jàmbat bu bëri daal baaxul suñu borom sax bëgg ko nit dafay jëfandikoo xelam di xalaat te doylu waaw te doylu waaw te al aqlu huwa markazu tamyiz xam nga xel mooy magasin ràññetle doomu aadama dafa war a doylu dañ ni alxanaatu raxatu ñu ni doylu noflaay la wallaahi lay Pape noflaay la alxanaatu raxatu doylu nee na noflaay la et puis oustaz man defe naa Mbaye Garmi defe naa ni richesse weesuwul fekkee ak tal fekkee ak tal waaw defe naa richesse la nga fekkee ba noppi itam tal maanaam am nga wér gu yaram te mën nga am na ñu fekkee te talul wallaay kon boo fekkee tal gërëm yàlla rek na war a fekkewul talu te ku dee yóbbaale mébét ku dee rek yóbbaale mébét waaye fekkee ba noppi tal loolu mooy sutura dëgg la sutura googu nag la nit mag ñi daan ñaan yonent yi daan ko ñaan mboolem ku baax di ñaan yàlla yàlla defal sutura àdduna ak àllaaxira waaye nag sutura gu rafet nag waaw mooy da ngay fekke ba noppi tal la ñu loolu mooy sutura jaloore borom daf koy nettali wallaay looy nettaliwul neexul sànq ci suba laataa ñuy dem ci fitness bi ak waa ndax ma damba fitness maa ngi xëyee ak génnuk àddina buur bu Makka di nekk
buur Abdallah roi Abdallah la nu ko woowee. xam nga moo fi wuutu roi Fahd. mi ñu tuddee hôtel bi ci ginnaaw moom itam jege woon lool Sénégal démb la génn àddina bi mu amee 90 ans xam naa bu ca kanamee Fatima Ba dina ko xibaar ci jotaayu 8h bi gis nga ko noonu moom nag feebaroon na feebar bu xawoon yàgg xam nga Sénégal ak Arabie Saoudite defe naa diggante bi dafa yàgg. bu dul dara sa soppe bee tax. borom barrière or ba ca Médine. mag ñi dañ ko daan dox seeti ko. waaw daan nañ jóge ba fii di dox ba Makka. fii ba Makka du jeex. mag ñi boo fekkee woon loolu ndax di nga dox. mais mag ñi dañ ko daan dox. sa ngir bëgg Sidina Muhammad. sa maam def na ko. sallallahu muy Pape Sodo Bousso. waaw dafa paas dem Côte d'Ivoire. paas dem fii lii mu dox ko ba keroog muy àgg ci yonent bi. loolu moo lay wane. sa maam Seydi El Hadji Malick Alaaji Maalik da koo dox. Alaaji Maalik da koo dox. bu ñu demee nag ba bato am. yenn mag ñi tombeek bato lañu daan dugg def 3 mois ci yoon bi mbaalu ko ëpp ñetti weer. pour seeti rasulullah mais dañ daan waree fii wàcc Makkatal Mukarram waaye mag ñi daan dox pour seeti rasulullah. moo tax dinaa defal benn fàttaliku boo xam ne bi ca bato ba la woon. mag mi ko njëkk a yor. dinaa la ko indi la fàttaliku. incha allah waaw loolu moom dina ci baax. parce que loolu mooy valeur fàttaliku xam nga bi ñuy commencé tey da nga ma ne naam sax dinañu waxtaanee koo xamee ni réew mi def na fi lu ne muy exemple bëgg nañu xale yi fukk sukkandiku ci. mais ci pàcc bu njëkk bi daal bëggoon nga fàttaliku bu baax ki nga xamee ni moo fi nekkoon buuru Maroc génnuk àddinaam segam moom la bett waxatuma la ak yow ah. waaw mais xam nga buuru Makka. Pape Cheikh borom sikkim bu rafet boobule. ak faas yi. boo ne ko jàkk rek. sa xel day dem ci Moustapha. wallaay ak leer gi xam naa leer gi Pape dana ci ñëw. leer gi Pape dana ci ñëw waaye moom dafa bëggoon réew mi nag. daa bëggoon Sénégal dafa bëgg Sénégalais yi. yàgg na. daa leen dalal di leen bégal. ba waree na daal ñii daal dëgg-dëgg ci xeetu yonent bi. ñi bëgg yonent bi Sénégal dem cee bokk. kon ñun tam dëgg-dëgg vraiment comme li ñu naan daal dëgg on est en deuil. mais ñun tam vraiment ñun tam on est en deuil. dëgg la. jërëjëf Mbaye kon mu ngoog ñu ngi koy jaal sax président de la République Macky Sall mi nga xam ne war na dem jébbal njaalam ci dëkk bu sell boobule di Arabie Saoudite xam naa ne yéen a ngi xëy duñu fa seetaan. ñu ngi leen sama yaay nga fa de Aji Ndeye Mbaye. waaw Adja Ndeye Mbaye. ak Ngoy sama doom yaayu Ngoy Caali maa ngi leen koy jaal. ña nga màkk ñoom ndeysaan. voilà donc tey daal ñoom waa màkk am nañu dëj 7h50 li ñuy def léegi rek mooy jàll ci fitness bi ak Rahma Damba fitness ñu ànd ak ñoom léegi nii Fama comme à chaque fois bu ñëwee day àndandoo ak ay champions c'est parti pour les exercices. maaleykum salaam Fama. naka suba si. Adja Fama na nga def. yaa ngi si jàmm. waaw sant alhamdulilah. ay ca tey looy proposé. tey dañuy def abdo. voilà tey abdo la ñuy def. mais dañuy échauffé wu ba pare def abdo ak gainage la ñuy boole. abdo ak gainage lay boole. voilà. ay ca léegi mën nañ échauffé wu. voilà. abdo ak gainage mais échauffement d'abord ak Fama. à chaque fois il faut ngeen di échauffer muscle yi ba pare door a commencer travail bi ngeen bëgg a def. jambes tendues encombre cambré allez il faut bien respirer allez. liggéey nañu yaram bi quoi carrément. waaw parce que suñu defee échauffement ba pare. lépp loo bëgg a def nga koy doog a def. kay fii voilà te échauffement lu tax mu am solo dafay tax sa yaram gën a oyof. parce que muscle yi xam nga muscle yi nga war a tàngal. échauffement pour tàngal muscle yi la. ok parce que mënoo def benn 400 mètres. wala nga war a football yi. te doo échauffé wu. non même lutte. balaa ngeen koy def da ngeen war a échauffé wu. te échauffement bi tam surtout ak seddaay bi. il faut ngeen yëngal muscle yi ba mu tàng. ba yeewu. yaram sax dañ koy tàngal. voilà yaram dañ koy tàngal. lu ko mooy rek su ngeen demee ay blessure la leen indi moo tax il faut ñu échauffé wu ba pare. ba nga tàng. te échauffement minimum 15 minutes. war nga koo daw wala def ci ay assouplissement. ba yaram bi tàng mën nga ñàkk man ñàkk naa ni mais sama yaram tàngul. voilà muscle yi tànguñ dëgg. mais puisque on n'a pas assez de temps. mais di nga xam ne kii yaram bi mu ngi commencé woon di. tàng voilà. et puis ñu fàttaliwaat événement wu Rahma Damba fitness bi. dañoo war a def le premier randonnée. léegi invité nañ ñëpp randonnée bi
parce que marche laa bëggoon wax tey. il faut ngeen di def marche. parce que marche soit nga dem salle nga def ci tapis yi dafa baax am ñi nga xamante ne dañ leen di aaye gym bi parce que dafay teel ci ñoom. alors il faut que ñuy commencer petit à petit di def marche di kii nànk-nànk ba seen corps wala seen xol adapté wu ci rythme boobu ñuy door a mën a def gym. doo ñëw rek des fois tamit bombardé kii bi. da ngay lâcher. alors def fête de la marche randonnée bi invité nañ ci ñëpp venez nombreux. comme ça ñu féete ko ñun ñëpp. jeex na merci beaucoup Fama et puis ñu ngi gërëm tam champion yi nga àndal c'est ça loolu mooy fitness bi ñu leen di proposer chaque jour ci heure bi avant journal bi sport dafa am solo il faut ngeen koy def parce que ça apporte beaucoup de bien et puis marche wax na ko léegi am na solo doxantu mag ñi sax yàgg nañu koo def comme quoi sport yàgg na ci àddina. randonnée de xanaa Pape mbaa da nga ca dem. man oustaz. man damay def sport. man moom damay sport alaaj mu. fooy sporé. non damay sport même Saalum ñoom Fama bi nekkoon naa. ak fan léegi boo fan yi dematoo Saalum ñoom Fama parce que Fama nee na géej naa la gis. non fan yi dematoo fa mais damay daw. fooy daw déedéet wax fan lay daw rek. non man damay sport man boo ma xoolee damay sport. fooy daw. non c'est que moom dafa bëgg ay wax dafa bëgg indi complication. parce que dama koy gis. voilà sport am na solo et puis ci kanam oustaz Pape Hann il faut mu def pronostic am ci match suñu gaynde yi tey ci seen diggante ak Afrique du Sud mais comme 8h jot na dañuy jàll ci xibaaru suba gi. juróom-ñetti waxtu di 8h jot na ba tegal benn simili xibaar yi dañ ci ànd ak Fatima Ba Jaxate ñu nuyooti la. ma fayati leen Pape Cheikh nuyuwaat téléspectateur Télé Futurs Médias di wax ne xibaar yi dañ koy door rek ni ñu ko junjee coow lu rëy lu am ca AFP démb bi ñuy amal seen cérémonie de présentation de vœux militants yi daal di jóg wone seen bopp di yuuxu président ñoom nag ñu ne dañoo bëgg am ab candidat ci élection présidentielle bu 2017 wuute lool nag ak gis-gisu secrétaire général bu parti bi moom Moustapha Niasse ne parti bi day gunge président Macky Sall ci wote présidentielle lu ni mel nag ndaw ñi ànd na ci tax na ñu wone seen bopp démb moom Moustapha Niasse ci boppam mujj mer yëkkati ay kàddu yoo xamante ne tegginewul jëmani ko ci ndaw yooyu ak coow lu rëy li mu fa jur xëccante bi xiiroog ngaayo bi waaye itam weccante kàddu yu ñagas Fati Dieng ak Thierno Laurent Mendy ñu ngi fa woon. ci saal bu fees dell benn ndaw bu AFP bëgg nag ñu dégg ko. lu gaaw gaaw rek ñu daal di koy téye waaye taxul nag ñu daal di ànd ak dal. gune yi ñu ñoxtu ne ñoom ñook Malick Gakou ñoo ànd ñu ngi jàkkaarloo ak Moustapha Niasse di yuuxu naan président. secrétaire général bu AFP tontu. billaay bu doon manifestation AFP réglé naa ko ba pare mais dans là je suis comme je suis un invité convoqué wu ma daje bii organisé wu ma ko dañ ma ko invité 2017 laa wax du ma ko fekkee man képp AFP bu présenté candidat du ma la dimbale du ma la soutenir du ma la financer. ca yooyee jamono yenn ndaw yu nekk ca bitti. ñoom it bëgg ñu dégg leen. àndandooy Malick Gueye yi ne rafetlu wuñu li fi am benn yoon. ñun jeune AFP yëpp d'accord nañ ne 2017 AFP day am candidat am point. mu mel ni AFP dafa yëngu kenn déggatul sa morom. C'est finissant qu'il parte. C'est le bureau politique qui a décidé ça. C'est le bureau politique qui a décidé ça. Le parti n'aura pas de candidat. On va respecter le bureau politique. En 2017. Pas de candidat. Ou non, ce n'est pas la décision de Niasse, c'est la décision du bureau politique. Fati Dieng coow lu rëy loolu nag ñu njort ne Malick Gakou moom moo nekk ci ginnaaw ndaw ñooñu ci ay waam la ñuy wéy loolee la ñu xamle foofule ca AFP moom Malick Gakou nag yëkkati na ci ay kàddu guleet sax muy tontu Moustapha Niasse ne li mu wax xalaatam la waaye moom xalaatul benn yoon toog 2017 di gunge président Macky Sall dañuy am candidat kay dem janook moom président Macky Sall ci wote présidentielle bu 2017 ndax AFP parti la te parti bu nekk bëgg ngaa dem ci wote présidentielle yi moom Malick Gakou dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Fati Dieng Thierno Laurent Mendy.
ku ma giñ it da nga maa tooñ man ku ma giñ da nga maa tooñ parce que waxuma tinuma te kenn dégguma invité la ñëw naa toog naa déglu naa li fi am yéen a ko dégg fii kenn defu fi dara réunion cadre la ñu doon yuuxu ay cadre lañu ñu doon yuuxu ay jeunes lañu di parti man kenn dégguma ma yuuxu parce que man rus naa Moustapha Niasse taxaw ma di yuuxu rus naa soxnaam taxaw ma di yuuxu waaye nag situation bi am ci parti bi bala ñoo toog fii tey waroon nañ ko régler comme que réglé wu ko depuis le 10 mars xamoon naa ne lii dina xew dimanche passé lu mel ne amoon na fa waaye ñëwuñu parce que bu ñu ñëwoon lu mel ni dina fa am parce que xale yi parti bi kenn manipulé wu leen mais xale yi parti am nañu droit taxaw ne ñun dañu am candidat mais le président Niasse dafa wax ne moom Macky Sall lay jàppale mais am na ci droit mais daf na ma aussi mais man képp ku bëgg na candidat ci AFP na nga ko nekk waaye man du ma la jàppale waaw loolu lan la fa am coow xanaa kay coow warul am bu dee nag loolu dafa am ba pare ñu wax ko ba pare te xam ne majorité parti bi ànduñu ci loolu effectivement y a problème de problème diggante Malick Gakou Macky Sall ak AFP ak APR déedéet problème mu AFP la AFP moo màgg bëgg jël ay décision de manière souveraine ba bu ëllëgee lépp li ñu war a def ci élection présidentielle 2017 ñu def ko ci sell ñu def ko ci teranga ñu def ko ci sutura mais aussi ñu def ko en concertation avec base parti bi yëpp. coow loolu am ci AFP ci la ñuy des ndax Malick Gueye jiite woon ndaw ñi nekkoon itam ci assemblée nationale ci poste boo xamante ne Moustapha Niasse moom moo ko fa tabboon daal dinañ koo dàq moom Malick Gueye. Mamadou Goumbala nag bokk ci membre fondateur bu parti boobu leen ñaawlu ni nga xamante ne noonee la Moustapha Niasse doxalee ndax moom Goumbala jàpp na ni loolee du yëfu kilifa dañ ciy teewlu reportage Aminata Mbaré Sow ci caméra bi Ababacar Camara. Candidature AFP en 2017 féewale Moustapha Niasse ak ñenn ñi mu nekkaloon. AFP biñ koy def Moustapha Niasse dong taxutoon ñu def ko comme quoi Moustapha Niasse bu jeexalee AFP dafa war a dem. comme nee na mënut du doonati candidat élection présidentielle bon war nañu mën a bàyyi nag ñu xalaat ñun nan la ñuy créer les conditions pour tànn benn mbër boo xam ni dina représenter AFP élection présidentielle 2000. Moustapha Niasse bu fekkoonte ni nit la koo xam ni kii maanaam day waxtaan ak ngeganaayam fii mu ne day bàyyi AFP. ñàkk déggoo boobu ci biir parti bi dem bay sax ñu limogé ñenn ñi ci seen i poste bokk na kii di secrétaire national des jeunes progressistes te mu nekkoon conseiller technique fële ci assemblée nationale. xam nga loolu man mënuma ko analyser parce que moom moo ma faloon foofu moom moo ma fa génne. man mi bëggoon na ma faa nommé waaye ma xam ne Moustapha Niasse kum nommé lu mu fu mu xool ngay xool lu mu wax ngay wax ba ma bëggee nommé di conseiller technique dama ko ne bëgguma conseiller technique du ma ñëw. waaye Malick Gueye ak Mamadou Goumbala ñaar ñëpp nekk ci AFP ne xeex bi yemul fii daañu def seen kéemtalaay kattan ba parti bi am candidat ci atum 2017. AFP tey jii la am avenir AFP mi ngi ñàkk avenir bi nga xamee ne bii Moustapha Niasse mi ngi bëgg a nekk rek ci bopp bi bëgg a yàq AFP tey jii la am avenir. nañu wax ak famille dinañ def ay tournée bu fekkee ne ñoom dañ jàpp ni parti bi avenir am ñun la war nañu mën a nangul également que ñu bàyyi ñu xalaat suñu avenir bopp. li jur féewaloo bi ci biir alliance des forces de progrès nag mooy génnub Moustapha Niasse loolee ci atum 2014 moom mu daal di xamle ni partim ci 2017 bu élection présidentielle amee ñoom du ñu am candidat waaye kii di Macky Sall la ñu nar a jox loxo. Aminata Mbaré Sow ñu koy jaajëfal ñu wax ci leneen di procès bu Karim Wade démb lu doy waar moo fa am benn magistrat moo daal di démissionné ci biir audience bi magistrat boobule bokkoon ci cour de répression de l'enrichissement illicite bi mu demee nag ginnaaw ay simili rek ñu daal di koy wutal beneen remplaçant mu daal di ñëw toog foofulee ci procès bi mu dooraat ñu doon fa déglu nag ki nga xamante ne moom moo di Bara Tall ak Elie Manel Diop dinañ ci àndaat ak Mody Gueye ci suñuy xibaar yi nasaraan ñu wax ci coowal Charlie Hebdo ba tey fii ci Sénégal ñu ngi wéy di ko ñaawlu évêque yi ci Sénégal itam dugal ci seen loxo ñoom ñu ne ànduñu benn yoon ak ni nga xamante ne noonee la ñu dessiné yonent yàlla Mohamed waa kër yéenekaay boobule ba tax na ñu ne ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax bu ñu sañoon nag taskatu xibaar yi donte liberté d'expression am na waaye itam ñuy bàyyi xel bu baax a baax ci lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu religion ñu ànd ceek Codé Ndiaye. évêque yi jiite jàngu bi ci Sénégal di ñaawlu caricature yi nga xamante ne def nañ ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci seen gis-gis kenn warul mbubboo liberté ngir rek di tooñ sa morom. mënuñu ànd itam ak ñooñu di ñaawal Mahomet ak i nitaal yi gaañ ñépp ñi fonk diine
ñi nga xam ne may nañu seen bopp sañ-sañ bu amul àpp ba tax ñu gaañ ci nit nun évêque yi mënuñu ci àndu. évêque yooyu di ñaawlu itam tontu yi nga xamante ne ni ay doomu aadama def nañu ko dem sax bay faat ay bakkan. boom tuur deret rotal bakkan ci turu yàlla xel mënu ko nangu. évêque yi di xamle ne caricature yooyu kenn waru koo méngale ak ay chrétien yuy xeex diine lislaam. taskatu xabaar yooyu kenn waru leen yemale ak jaawale ak i chrétien niki i chrétien yi bëgg a suufeel diine lislaam. ñu dem sax bay xam ne wuute boobu dafa war a doon ab naataange. nanu moytu seytaane ak bépp jëf bi xajale te di saxal fitna yàq diggante diine yi ci sunu réew. évêque yi nekk ci Sénégal di woote ñëpp ci jàmm waaye itam ñu ànd ak dal. Codé Ndiaye ñu wax ci liggéeykatu SGBS ñoom nag dañoo mer ba futtu takk seen i brassard rouge lu ñu bëgg moo di ñu bàyyi ñaar ci ñoom ñi nga xamante ne dañu leen toog teg loxo ëpp na tey juróomi fan ñuy ñaawlu itam li nga xamante ni noonee la ñu yoree seen kër gi ñu joxan ci nag baaraamu tuuma njiit bu bees bi ñu fa am foofulee ca SGBS ñu ngi amaloon nag ab sitting ci seen i buntu entreprise boobulee ñu teewlu ci compte rendu Maymouna Ndiaye. ñu sori lool seeni bureau liggéeykatu SGBS yi daal di wàcc ci tali bi di ñaxtu li ñu bëgg rekk mooy ñu bàyyi ñaar ci ñoom yi ñu teg loxo. personnel baa ngi fii taxaw déjà pour jàppale suñuy délégué yi suñu secrétaire général Ababacar Gueye ak Sala Camara bi nga xam ne direction da leen di jéem a toroxal di leen topp ci mbir moo xam ne duñu ci dara dafuñu ci dara te amul lenn lu leen ci war a reprocher ndax nañ ko fàttali lenn la dañu sacrifier seen temps bàyyi fi seen i njaboot dem encadrer une centaine d'enfants suñuy doom la ñu yóbbu dem encadrer leen ñu def ko ci ay anam yu rafet juróomi at a ngi ñu koy def. processus bi mu tàmbalee ba léegi sañuñu ñoom ci seen bopp ñoom ñiy tuumaal Babacar Gueye ak Sala Camara sañuñu yëkkati këyit jox ñu nañu lii lañ leen di tuumaal def nañu audit interne génnee rapport ñu laaj ko ñamewuñ ñu koo jox. liggéeykat yi xalaat ne béréb bi ñuy liggéeyee kenn yamalewu leen fa ñu ne ñaari at a ngi nii ñuy dund lu metti léegi nag ñuy sàkku mu dakk. dagg nañu suñuy prime ñu ngi néewal doole cadre locaux yi fi ne expertise locale bi nee na ñi fi ne xamuñu dara ay cuune lañu ba ci dernier recrutement mi ku ci jàngeewul Europe jàngoo ci France bokkoo ci ñu ñu recruter bi mu ñëwee léegi ñu ngi woon ci 750 employés presque 800 arrêté na stagiaires yi arrêté intérimaires yi arrêté CDD yi dàqlu ay CDI. gannaaw toogaanu ñaxtu bi liggéeykat yi nee nañu ay fan yi di ñëw dinañ def doxu ñaxtu ak sax yeneen plan d'action. Maymouna Ndiaye xibaar yi biti réew yi ak Fatou Roi Abdallah nekkoon buuru Arabie Saoudite moom nag mi ngi génn àdduna ni ki démb ci guddi amoon lu toll ci juróom-ñeenti fukki at président Macky Sall nag di ko jàllee àdduna bi yëpp rawatina waa réewam di waa Makkatal Mukarram ñu wax ci wàllu tàggat yaram ak match bi war a dox diggante Sénégal ak Afrique du Sud ci CAN 2015 bi tey jii la nag bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee ca Mongoma gone Alain Giresse yi bëgg rek qualifié ci quart de finale bu ñu dooree Bafana yi am 6 points mën na qualifié ci ñaareelu match boobule waaye mu mel ne du match bu yomb ndax Afrique du Sud donte sax Algérie da leen dooroon ñetti bal ci benn jàpp nañ ne ab défaite la boo xamante ne Bafana yi mënoon nañ ko éviter waaye jël nañ ko Sénégal nañuy bàyyi xel bu baax a baax ci équipe boobule ndax du équipe bu ndaw mën nañ leen indil ay jafe-jafe Pape Cheikh fii la ñuy yem ci xibaaru juróom-ñetti waxtu yi di am yaakaar ne di nga supporter gaynde yi. bañ a supporter xool ma xanaa du may supporter bi. waaw yaay 12e gaynde Sénégal. voilà donc bon support les Lions. barki démb ci match bu njëkk bi nii laa xëyee xool leen donc xëy na xoolu tey beek weer yi dina nekkaat njiglaay n'est-ce pas
ñu bàyyi la nga dem noppalu ba ci kanam 10h nga dellu si Fatima Ba Jaxate bu ko defee nga jukkil ñu xibaar yooyu lee ci français lay doon mbokk yi mbaa jàmm ngeen fanaane ca fajar ba tey ñu ngi àndandoo ak yéen yeewu leen ndax ñun yeewu nañ ca fajar ba yeete 8h15 mooy doo ko jot oustaz Pape An mu ngi fii El Hadj Man Bay Garmi mu ngi fii Alfé ngi fii Besel Baas mu ngi fii Mado ngi fii ñun nag ñoo àndandoo groupe ak ñi ci ginnaaw pour gunge leen bu ko defee seen bëccëg mën a neex laataa ñuy dem ci jóg job ba ci correspondant bi ñuy jokkoo léegi ci diwaan bi ñu jëm dañ leen di woon waxtu julli yi ak waxtu mees yi bu fekkee loolu mën naa nekk Mao Cissé foofu ca ginnaaw comme ça ñu mën cee bàyyi xel oustaz man damay bëgg laaj c'est vrai que jàng nañu ko ci tubaab lu tax waxtu julli di soppeeku tout le temps. parce que weer bi moo toogul moo. te weer beeg jant bi duñ daje mukk. d'accord. wal xamaru xadarnahu manaazila hatta aadaka al-urjuun la shamsu yanbaghi an tudrika al-qamar. yàllaa ko njëkk a wax yàlla waaw. yaa alquran weer wi jant duñu daje ñoom ñaar mukk. te ñoom kenn ku ci ne yàlla nee na weer wi ak jant wi. dañu nekk ci réglé. man nag yooyu dama foog ne affaire science la. non yàlla la. science yëfi yàlla la ñuy xalaat di. wallaay wax nga dëgg. alaaj Mamadou Mbaye science. yëfi yàlla la ñuy xalaat. yàlla wax naa la léegi ne la yàllaa ngi ci mbir bis bu ne. yàlla waaw te yàlla nee na weer wi ak jant bi. li bambara yi naan Allah. waaw weer wi ak jant bi. yàlla nee na du ñu daje mukk te dañu nekk ci réglé. waaw weer wi ak jant bi waaye xool tisbaar fa mu ne woon ba tey. kon xanaa yàlla mooy ingénieur bu mag bi. waaw kenn du moom. macha allah waaw kenn du moom. macha allah xul lahu malikal mulki. wallaahi gis nga buur bi dem. yàlla ne ku nguur ko weer maa la ko jox. wallaay tuutil mulka man tashaa. ak amoon pouvoir. waaye yàlla nee na wa tanzi'ul mulka bàyyi na fi lépp dem. wa tanzi'ul mulka mimman tashaa. maay rocci nguur ji ku ma soob. wa tu'izzu man tashaa wa tuzillu man tashaa bi dikal xayr. wala kon ndax jiite jar naa xëccoo. jarul xëccoo. damaa bëgg a jiite. yàlla tracé na ñu war a jiite ñëpp. ba pare jarul ñaaw. déedéet. bu la ci yàlla tegee. jàppale di nga ci mës a jóge. wallaahi waa ana buur bi ku ko pon alal ci àdduna bi. dem na de. tey fu ñu ko def. ci suuf Namruus ko ëppoon doole. Kanaana ko ëppoon doole. am na ñu waxoon na ñoo yilif àdduna am nañu. ayna Namruus wa Kanaanu. wa man malakal arda wa walla. ñu ni ayna arbaabul xijaa. ana borom xel ya. ayna ahlun nuha. ana gaa yu ñawar ya. ayna ahlul ilmi. ana borom xam-xam yi lay jommal ba tey booy lire seen i livre ak seen i téere nga naan du wallaahi xëy ñoom ñëpp a ngi ci biir suuf tey. wallaahi ku gën ci lu yàlla bind. Mohamed Seydina Mohamed waa ji sa xarit bi dañoo gas ba mu xóot dugal ko ci ku sakkan ki ba ak sakkan waaye jëf ju baax mooy tax doo dem ndax suñu waa ji moom mi ngi ñun ba tey ndeysaan da ko bëgg ba ndox ci moom macha allah day feeñ ci kanam gi waaye dëgg-dëgg ajjuma yi moom dafay neex ndax nabiyen yëpp dañuy kontaan donc waxtu julli yaa ngi noonu maa ngi nuyu sa papa sama xarit sama soppe waaw walla El Hadj Babacar Diallo wallaahi maa ngi koy ziar nabiyen bu mag la waaw sa bàjjen Adja Yaya Diallo yaay mu ngi fi mbasin yi rafet yi may sol yëpp bii moo ma ko jox Ahmed Diallo Maris Couture moo ko ñaw wallaay Ahmed Diallo mu baax mi waaw Ahmed Diallo mu baax mi moo may ñawal yàlla baaxal la Yaya moom itam sama yaay la ku baax la mi ngi noonu léegi nii rek la ma maa yónnee leen di message conférence Milan seen conférence bu mag ba wallaahi waaw moo tax ànd ak ku baax wallaay dafa ànd ak Mamadou Fall mu baax mi ba ci biir baax la Amadou Mbaye Garmi ci la ma baaxale wallaahi ba ku ma baaxal ci loolu laa la baax ci kàttanu yàlla wallaahi moo tax ànd ku baax di wallaahi su nit ñi tànn xanaa ñu baax ñi ay baax waaw ndax ñi toog ñoo may teme ko wallaahi ñoo lan ñu toog yow it sa baax allez rapidement balaa ñuy père correspondant bi moom nag di Mouhamed Nabi Silla suñu xarit Nabi yow tegal foofu sa baaraam rek en attendant ñu wone waxtu julli gis ngeen ko noonu ci écran bi suba teel mu ngi toll ci 6h37 tisbaar mu ngi toll ci 13h21 takkusaan mu ngi toll ci 16h37 timis mu ngi toll ci 19h03 gee mu ngi toll ci 20h04 julli suba teel bi mu ngi voilà mu ngi ci 6h37 tisbaar mu ngi ci 1h21 takkusaan 4h37 timis 7h03 gee mu ngi toll ci 8h04 pour suñu mbokku chrétien yi dégg nañ leen léegi ñu wax bu dee messe yi ci jàngu yi cathédrale ci semaine bi am na messe 7h vendredi am na messe 7h30 ak 18h30 dimanche am na messe 7h30 ak 10h30 bu dee jàngu bu martyr de l'Ouganda foofee en semaine am na messe 6h ak 18h30 dimanche ak jour férié am na messe 19h 7h15 ak 9h30 11h15 ak 18h30
bu dee jàngu bu Saint-Joseph foofee am na messe en temps ordinaire 6h30 ak 18h30 dimanche ak jour férié am na messe 7h 9h30 11h ak 18h30 ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média di leen souhaiter un très bon week-end yeewu leen ñu àndandoo ak yéen gunge leen tey ci ajjuma bi li ñuy def nag léegi rek mooy dugg ci gox yi tey nag diwaan bi ñu tànn di dëkku suñu papa Golbert Diagne Ndar dëkku sama baay la Ndar nag bu ñu fa demee dañu fay fekk ki ñu fa teewal di Mohamed Nabi Silla Nabi ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay Pape Cheikh. mbaa jàmm nga fanaane. sant yàlla bu mot ci dëkk bi nga xam ne moo di Ndar Pape Cheikh sedd bi topp ko ba léegi. wallaay segam Ndakaaroo sedd waxatuma la ak Ndar. ñun Ndakaaru démb ba tey dañoo sedd mais tey bi ñu Fatima Ba waxee température Ndar. ndeke moo gën a sedd Ndakaaru. waaw moo gën a sedd te moo tax ñu bare des ba léegi ci mbàjj yi rek gannaaw gone yi nga xam ne nag ñoom gën gis ci suba si. di waaxu di lox di jàll pom bi. ñenn ñi jëm ci Sindooni wala boog ñenn sax jëm ba ci fu mel ne lycée Charles de Gaulle. sedd bi topp ba léegi ndax température yi wàcc na bu baax a baax ci daal. voilà alors ginnaaw sedd boobu ak ambiance bi ñu am ci fajar gi foofu ca Ndar Géej lu ñu mën a am ci ay xibaar foofu. waaw ci ay xibaar nga xanaa dañ koy doore match Sénégal nga xam ne nii ñoo ngi koy xaarandi tax ñenn ñi daal seen xel xëy na dal bi ñu àndal moo di daal yéene gañe koo xam ne doomu Ndar yi am nañ ko ci match bi nga xam ne ni Sénégal dana ko football tey ci 19h waaye ci xabaar ba léegi Pape Cheikh day tax ñu xuus ba fi nga xam ne moo di ñiic ci communauté rurale bu ñiic rawatina ca zone ba ñuy wax Njaayal nga xam ne daal réserve la woon boo xam ne nguur ngi daf ko déclassé woon jox ko projet de huile seen éthanol tax fan yi mu jur coow lu rëy ba tax na askan wi nga xam ne dañuy yeewoo ca bërëb bii di Thiamène amal doxub ñaxtu ñu ànd ci ak ñu jóge woon ci communauté rurale bu Ronk fu ñu jóge sax ci Ross Béthio ndax ñoom tey jii nee nañ daal nécessité Sénégal la ngir ñu taxaw fànq li nga xamee ni rek aju na ci wàllu projet boobu nga xamee ni kii di njiitu réew mu fi nekkoon ci jamono Abdoulaye Wade moo ko autorisé woon Macky Sall bala muy yéeg ni woon da koy dakkal waaye bu mu yéegee mujj nangul projet boobu autorisation ñoom nag li ñu diggoy woon maanaam ak askan wi ak nguuru Sénégal ci ful ci wàllu mbay lu ëpp 20,000 hectares doonut loo xam ne ci jamono ji askan wa fa yeewoo daal nee nañu gis nañu ñooñ dañu daaneel ay garab ci hectares yu bare bare te seen doole mayu leen ñu liggéey lu ni mel ba tax na sàmm ya nga xam ne ni ñoo ngi woon ci bërëb ba ñoom ñu bëggoon rek nguur gi li mu diggee woon te ba muy taxawal réserve boobu daal ni bërëb la boo xam ne mën nañ ca nekk di ci càmm wala boog sax di ci bay askan wa fa yeewoo mën ko utiliser askan wi ñooy laajaat mbir moomu am na sax ñenn ñoo xam ni jaar nañ ci ba dellu siwaat salfaañe goo xam ni nee nañ ñoom dañu gis dañ ko def ci mel na ay janaase ya nekkoon ca bërëb ba ñoom nee nañ tey ji lañu gën a taxaw mer ba ni futt di feddali rek seen ànd ñàkk ci projet boobu ñi nga xamee sax dañu nekk ci projet bi Pape Cheikh waxoon nañu daañu réagir mais foog daal ñu wax ak ñi nga xamee ni ñoo di seen kilifa yi nga xamee ni ñoo nga ca Italie ba léegi ci xabaar directeur BNDE tey jii di indil rek maanaam ndimbal askan wi nga xamee ni ñoo ngi yeewoo ca Bango rawatina jigéen ñi nga xamee ni dañ doon sonn lool ngir am matériel échographie Bango nag diggam ak Ndang juróom-ñeenti kilomètres ba tax na nag ñenn ñi sax nekk ci zone yoo xam ne dañu éloigné te matériel plateau technique ba nekkoon ci bërëb ba sonn na lool ba tax na Thierno Seydou Nungu si ak yi ñoñam ñu fas yéene def li ñu naan responsabilité sociale d'entreprise ngir liggéey woo xam ne yéene nañ ko ci wàllu mbay ci wàllu matériel ak équipement mbay bi nga xamee ni Sénégal bëgg na ci egg ci 2017 lii di autosuffisance en riz ci peut-être maanaam jeexital rek Pape Cheikh ñu fàttali ni dëkk bi seet na loolu macha allah xanaa nga dëkke sàngu rek waaye da ngaa war a liggéey de ndax da nga war a def ay envoi pour RFM defaat envoi pour télé bi def envoi pour site bi def envoi pour journal bi gëwuma ni di nga sànguwaat de déet loolu mënut a nekk ndax liggéey bi ñuy xaar tey jii ci bëccëg bi Cheikh Pape Cheikh bari na lool te ci yéenekaay yooyu yëpp ñoo ngi ciy xaarandi daañu egg sax ba ci Ross Béthio daañu egg itam ay yeneen activité ci biir dëkk bi daañ ci dellu si ak askan wi ci rajo Futur Média ñu koy jàpp ci dëkk bi ci 99.3 mu doon rajo bi nga xamee ni ñoo ngi koy déglu bu baax a baax voilà ça s'écoute et ça se voit rajo bi mel ni télé ñu ngi lay gërëm Mohamed Nabi Silla yaa ñu teewal foofu ca Ndar xam naa daañ jokkoo ak yow ci biir
biir semaine bi pour yeewu leen bi sinon toute la journée mën nañ la déglu ci rajo Futur Média. alors 8h24 mën nañoo jàllale nag CV yi nga xam ni recevoir nañu ko pour jóg job alors bëri ngeen ci am diplôme am xam-xam mais amagu leen liggéey ba tax rek ngeen di ñu yónnee seen ay CV bis bu jot ñu ci tànn ñaar yoo xamee ni dañuy ñaan rek joxekatu liggéey yi ku ci dégg ñu lire CV ci antenne bi et que ñu lire CV am soxal leen mën ngeen ko contacter directement woo ko entretien bu ko defee ngeen mën koo jàppale pour mu am liggéey on démarre ak CV wu ki nga xam ne ni moo di Cissé Abdoulaye alors Cissé Abdoulaye regardez en même temps à l'écran diplôme obtenu en 2012 il a eu licence en réseau et télécom à ISIF. Expérience professionnelle 2012 à nos jours il était chargé de la communication informatique et réseau à Global Technologie au centre commercial Touba Sandaga de Dakar. Alors il a beaucoup d'expérience dans ce domaine des réseaux et télécoms. Si vous avez besoin de Abdoulaye Cissé, contactez-le directement par mail delay86collé@gmail.com, l'adresse mail qui s'affiche comme ça à l'écran. beneen CV bi CV wu Omar Ndiaye la alors Omar Ndiaye pour yéen ñi nga xam ne ni yéen soxla ku def ay diplôme ci diggante 2013 2014 am na master 2 monnaie banque et finance en cours. Faculté des sciences économiques et de gestion ca FASEC de l'UCAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Expérience professionnelle en 2014 stage la def à la CBAO agence principale de Dakar comme assistant commercial du 1er avril 2014 au 30 mars plutôt ban weer moo toll ci avril. mars avril mai. mai oui. Voilà donc du 1er avril au 30 mai 2014 nekkoon na direction de la clientèle particulier et professionnelle bu fekkee soxla ngeen ko pour mu liggéeyal leen parce que am na expérience lool ci domaine boobu mën ngeen ko contacter ci amzog.ft87collé@outlook.com ñoom ñu ngi leen di wax bonne chance ndax ñu ngi wut liggéey ba contacter ñu yónnee ñu seen ay CV kon ñu ngi ñaan rek. ñi nga xam ne ñooy joxe liggéey bu fekkee mën nañ leen contacter ñu jox leen liggéey ndax nag dégg naa ñu naan soxla bu teew moom ay nelaw faju ko benn yoon Oustaz lu tax ñu ne liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla. dafa bokk ci jaamu yàlla mooy tax nga mën a dundee lu lew dundee ngor. maa ngi lay wax alaj Pape. lu lew ku ko dundeewul ñeent fukki fan loo ñaan yàlla mën du nangu. bisu tey ma ndekkee nga jox ma café gi te lewul ma naan café gi te café gi li ma ko wutee lewul ñeen fukki guddi lu ma ñaan yàlla du nangu ba ci man mi ko sàcc may la ko te yëgoon dama ko sàcc sax du lew ci ñeen fukki guddi loo ñaan yàlla du nangu waaw yéen ñi lewlewul nag bàyyi leen di joxe bari na du lewul nag bari na ku dëkk mal këram tiit ndax la ma ko tabaxee lewul bari na ku toog ak njabootam ñuy lekk xelam du dal parce que la ñuy lekk dara lewul àq yooyu nag non àq yooyu nag àq yooyu nag mooy tax ëllëg taxawaay ba dana yàgg te nit ñi daañu am problème di nga indil sa morom dem bay dugg ñu la kaay kii kat la nga lekkoon bés invitation ba ginaar ya miswi ya yëpp lewul te yàlla nee na yow ma alhaakumu takaasur hatta man dem ba visite dëkk na ma ñaari junni fan la koy jëlee yàlla dafa wax ni yàlla dafa wax yow ma usine la tus aluna anin naimi yàlla nee na daañu leen laaj dërëm par dërëm xéewal par xéewal dërëm bu ne foo ko jëlee mbay ñun takat maa ngi lay wax ni enquête kat yi mënuñu malaaka yee dàq enquête ñëpp te kenn du wedd léegi yaa ngi gis suñu vidéo bii xale yi def dañ leen a jàpp ndax dañ leen tegal seen vidéo mais ëllëg gën a garaaw alaaj Modou Mbaye maa ngi lay wax ne mbedd moo jaar malaaka yaa ngi lay filmé yow mbaa du malaaka yi seen caméra yi moo gën a garaaw yu yi ne Dakar baax sax ñun daal ñu ngi tëkku te xar yërmande yàlla ku yem oustaz yàlla dafa bëri yërmande am na bis bu may nettali ci misaal dañu maa nettali ñu ne dafa am koo xam ni dafa dëkkee woon mbon ci àddina xam ni boo defee mbon ci àddina suñu borom mën na safara la lay fayee dégg naa bi mu demee ci yàlla dafa ñëw rek jubal directement safara après il paraît dégg naa yàlla moo ne ko lu tax nga def ne ko lii lu mu doon mu ni la ma doon def du ma ñëw toog fii rek laa mérité fii laa mérité damay dem gaaw ba la ñu ma àtte yàlla ne ko kaay jéggal naa la ak bëri yërmande waaw yërmande yàlla nag ëpp na bindee fi ak bëri yërmande sama boppam ne wa rahmatullahi kullal xalqi qad wasi'at min fajirin wa muti'in zahidil bari ala ñu mu dumee maa ngi lay wax ni ëllëg benn kere am benn ker mooy am ker
waaw ku njool màkk mayul ker. mais waxul kere de kere mën nga koo effacer. ker la wax benn ker keru rasulullah te ku Seydina Muhammad mayul ker nag alaaj sallallahu alayhi wa sallam nga yendu ci naaj bi yërmande yàlla nag pour nga mën cee dugg pire nag da ngay bëgg sama waa ji nag wallaay sa xarit bi kon léegi mais bu fekkee bëggoo Seydina Muhammad nag njaga nee na dematuma dégg nga ku bëggul léegi Seydina Muhammad est-ce que di nga am yërmande suñu borom. kooku da xaw ma fu mu jëm nag waaw dëgg yàlla moom daal ku bëggul yonent bi daal moom fi nga jëm xaw ma doo ko may promotion sax nag kooku duñu wax man daal soppee Seydina Muhammad laay wax fakat yàlla moo ne ca alquran Mamadou mu ne ko naam mu ne ko ñi la bëgg ak ñi la bëggul nu yem dafa man kaana mu'minan ngeen ni ka man kaana faasixan yàlla ne déet lay sa una ñi la bëgg ak ñi la bëggul du ñu yem mukk déedéet ndeysaan jërëjëf oustaz wallaay moo tax ñuy ñaan suñu ñaan bi rek yàlla na yàlla yàggal taxawaayam ci télé bi waaw wallaay wallaay 8h30 borom le 28 kon mu ngoog liggéey moom ci jaamu yàlla la bokk moo tax loo am te lewul rek dégg nga li ci oustaz wax léegi sama classe nga xam ne dañuy kaaje rek non ña la koy may dañ la koy may ci xol bu sedd ña la koy may dañ waaye nag ñaanal ña la koy may fañ ko jëlee mu lew ok léegi bu lewul ñu jox ko nag moom xamu ci dara lu mu ci waaye yërmande yàlla ëpp na mindee fii waaye daal ñay mayee nanu góorgóor te ragal yàlla ba lu ñuy mayee mu lew dëgg la waaw man daal amoon naa génn góor goo xam ne gi lay maam la woon ci Amadou Mbaye Garmi nee na man daal du ma GP mi waaye ku gañe boo ma mayee ma jël maam jooju daal la ko yàlla xanaa àjjana macha allah ayca bu leen fàtte ni ñu ngi àndandoo ak Poste One moo ñuy gunge ci yeewu leen bi Poste One ci boppam nag mu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futurs Médias xam ngeen ni Poste One bu dee yónnee wala jot xaalis moo ca gaaw te moo ca gën ba noppi moo ëpp kaaraange ak simplicité bi mu àndal teg ci ni bu dee Poste One la lépp loo xamee ni am na fii ci Sénégal ñu fay jaarale xaalis di ko fa yónnee Poste One moo gën a moins cher boo dee yónnee xaalis 200 francs dong ngay fay maanaam ñeent fukk Amadou Mbaye Garmi miin na lool Poste One nag waaw miin naa ko waaye Pape waaw waxoon naa te dégguma leen dinaa waxaat nag waxaatal waaye ma waxaatee te dégguma leen it Pape waaw non dama waxaat waaw loolu kay fii laa koy waxee nag wii ak noo rek am ci réew mi xam naa ne daal réseau moom da nga koy am dëgg la boo demee daar ñu la réseau bi moom manqué wul da ngay àgg rek réseau bi day nekk net voilà ñu daal lay fay nga daal di dem loolu daal mooy Poste One parce que yenn saa yi nga dem di jëli xaalis fi nga koy jëlee ñu ne la ñu am problème mu réseau voilà réseau lay yóbbu yow man xeex voilà nekk fay onk rek te yàlla boo yàkkam looloo ma dal ba nga demee France war maa yónnee ñeent fukki yàlla bu mu nekk nag ci koñ bi nga dëkk nag léegi nag ba tayal jàpp la bañ a dem feneen ñu ne la réseau amul sa xol bi yëpp ay jeex mais heureusement Poste One moom mu ngi fépp ci Sénégal mën ngeen jaar foofu bu dee da ngeen di yónnee seen i mbokk xaalis ñun daal Poste One la ñu wóolu ba noppi itam dafa am ay partenaires agréés bu ngeen demee par exemple ATPS ci bépp réseau ATPS mën ngeen fa fekk Poste One bu ngeen demee itam Askia assurance ngeen fa fekk Poste One bu ngeen demee itam fii di Cofina CFS mën ngeen fa fekk Poste One la ca neex nag mooy bureau de poste bu ngeen dugg fekk fa Poste One alors Poste One nag mu ngi leen di ñaanal ajuma bu neex ci télévision Futurs Médias 8h33 laataa ñuy jàll ci publicité yi mën nañoo xool ki nekk ci ligne bi looloo toj Sénégal en 2014 moo tax ñu bëgg a sargal Kouthia suba 9h ca théâtre national Daniel Sorano bu leen fàtte ni xew-xew bi du xew-xewu guddi xew-xewu bëccëg la parce que dañoo bëgg ñëpp ñëw xale yi mag ñi ak ndaw ñi ndax nag Kouthia génération yëpp lay bëggal bu ñu ko defoon guddi xale yi du ñu mën a ñëw de déedéet bu ñu ko defoon guddi itam day bëri mumbaay ba nga xamee ni dina ci am ñu bëri ñoo xam ne du ñu ñëw te comme képp kuy kilifa di nga teew suba ca théâtre national Daniel Sorano moo tax sax defuñu ko entrée bu ñuy fayee dañu ko def rek sur invitation alors pour invitation yi des nag dinañ ci maye quelque en attendant suba ci suba parce que ñi ko waroon a jël si daanaka ñëpp jël si nañu seen ay carton invitation yooyu yëpp nag ñu ngi koy sargalee sénégalais yi parce que tey position leadership waxatuma télé bi rek wala rajo bi wala yéenekaay bi di l'Observateur mais groupe bi tey bu doonee leader c'est grâce à vous te loolee ñu ngi leen koy gërëmee yéen waa Sénégal ñu xool ki nekk ci téléphone bi allo. tataba bi kulu suuru wa tasmaw. kii lu muy wax. tataba bi kulu suuru wa tasmaw ndel ma xiyaa leen gën. oustaz yàgg naa gën lu yàlla bind. wallaahi. sallallahu alayhi wa sallam. billahi. bada li wujjoodi min ka karimin. min karimin.
min karimin aba'uhu pramawo tel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nasabun taxsabul ula bi ulaahu xaladara nujuma jaw saaw abasa ndok yàlla yeneen baax na abasa xeqdu suudadin abasa xeqdu suudadin wa faxaarin anta fi yatimatul asmaa sayyidina Muhammad wa mayan sallallahu alayhi wa sallam kasamti min ka mudium asfarat anu laylatul xaraaw billahi laylatu mawlid lazi kaana li diini jël ma yaa leen gën wallaay ba mu ñu gën a yàgg roron bi yow mi kii foo ko jox addiya kii kay waxuma la addiya rek dama koy am waaw kooku mu doon alay papaat la béykat góor a soggal maa ngi laa siyaar alxaaji góor a sogg allahumma amiin mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu Pape Cheikh mu Diallo moomu kii nag sa soppe la lool di nuyu na biir nag na biir waaw mu ngi da nga ko jooyloo wallaay da nga ko jooyloo dama koy dama ko rek mbay bi nga tàbbee coono bi rek damaa ñàkk wallaay dama lay woo ba sant ma la jot yow itam Pape Cheikh waaw góor a Pape Cheikh góor a waaw màggal ba léegi maa ngi leen woo mënuma leen jot wax nga dëgg moo tax jot nga ñu tey la ñu doog a ibbi téléphone bi nag waaw loolu am na boobu nag ba tey jëluñu en direct waaye dañu delluwaat ci téléphone bi léegi fajar gu jot parce que gis nañu ne ñi yeewu xëy di àndandoo ak ñun ci télé bi dafa bëri dëgg la te dañu bëgg di partager ay ondes yu positif saa yu ñu xëyee fajar wallaay ndeysaan wallaay ajjuma yi nag sama papa nee na moo dàq ci samay émission man nag ajjuma nag moom mooy sama bis moom sama papa daal nee na ajjuma yee dàq waaw ajjuma yee dàq moom waaw te moom lu mu wax ma ànd ceeg moom xam nga li ma bëgg waaw mooy papa an jox leen sama numéro yow moomu wallahi nga arrêté ko ndax maa ngi sa bo sawaay su ma la wooyee doo ko jël xam naa ne da nga ko dul xam damaa bëri liggéey nag lool sax alaaji góora yàlla yàgg xam nga alaaji yax yi xam nga nu may def ak yow dama la bëgg a jox ñetti invitation pour suba nga gunge ma ci sargal Kouthia bi Sorano bëgg naa booy ñëw nga ànd ak ñaar ma ànd ak ñaar voilà bu ko defee nga bokk ci sama délégation incha allah parce que dafa am ku baax ku ma yónni ci Kouthia enveloppe ba mu ngi nii ma teg est-ce que dama ko bëgg a yóbbul suba bu soobee yàlla bu ko defee bu ma tëjee Dakar ci télé bi ci kanam waaw jël sa numéro ci oustaz waaw waaye oustaz nag ni nga bàkkee soppeem bi di suñu soppe ñun ñëpp waaw dinaa ci def lu duun ndax kontaan est-ce que alhamdulilah yaay suñu xarit jërë ngeen jox naa ko ci benn man xaritu nag yéen déglu li ci oustaz def déglu li ci oustaz def mu ne jox naa ko gannaaw mbubb waaw addiyee Seydina Muhammad mu koy sol di tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lii for na dama fay ko Pape ndax duma la tontu loolu maa la jàppale loolu alaj Pape yow la tontu naa la ñetti morceau day yeneen ñetti morceau da koy fekk muy ñaari ñetti morceau aman mbay gar mi teg na ci ñetti xob pour yow may ma tontu ko boo leen ko joxee ñetti xob yooyu na ma ko indil man dinaa ko ñaw est-ce que alaaji nag sagalal sa bopp nag Adja nag mais xeexeyam de boo ci waaj doo ko def demal man de danaa ko jox du ko sama compagne suuralee yére yi rek Adja Alfi waaw yaay borom bii may togg tey moom jox nañ la moom kenn du wax ak moom wérul xel mi neexul tanaalu la ci tabqi min al fadli wal yusri alaaji Abdou Aziz Malick nee na yoon ci Yàlla Muhammad bi son sayli abd maa dumta xaadiran maa dumta xaadiran fa mat rasulillahi min azami bi naara barakallahu maa naala rijaalu maratiban min al maliki lala mi jallat anil asri sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf waaw kay kontaan ngeen jëf waaw kay kontaan nañu jëla leen ma numéro téléphone bi ci suuf waaye wala ma jël ko ci kanam ci oustaz Pape An moom nag suñu xarit la ñu ngi koy ndokkeel bu baax bu fekkee maa aussi sa am na keneen ku nekk ci téléphone bi ñu jël ko ndax xam naa ni fi mu ne yaram yi tàng na lool mën ngeen a wëy àndandoo ak ñun ci yeewu leen bi ñu ngi ñëwaat léegi bu ñu ñëwee nag dina gën a neex ndax oustaz Pape An tey dina jàkkaarloo ak ki nga xamee ni moo di Alla Diop tey nag dinañu dugg ci ëttu Cheikh Sadbou wa xayaartu daal di ci boole waale waa kër Gaynde Nguraan nga xam ni ñoom dañoo bëgg lool Cheikh Sadbou ak njabootam bu ñu fa jógee itam mën mbay garmi ci fàttali rek gi muy def àjjuma bu jot tey dinañ fàttali ku koo xamee ni
kilifa la woon référence la surtout pour jigéen ñi nga xam ni ajuma yi li am solo ci fàttaliku gi mooy exemple yi ñuy jël ci ay nit yu fi nekkoon def lu ne ba noppi dem tey nag dinañu waxtaane jigéen ju baax joo xamee ni parcours am na mu riche jigéen ñi buñ ci sukkandikoo mu jëriñ leen ba noppi itam Mado dina indi démb am na lu ñu tuddee woon diibe ay xeetu takkaay la yoo xamee ni danaan fésal taaru jigéen waaye itam daan na wone pureté bu nekkoon ci jigéen ñooñu le Mado loolu lay waxtaane Alfi tey nag ñaari mbir la boole ay brownie ak li nga xamee ni moo di cheesecake ndax fan yële bu ci nekk daf koo defar mais tey ñaar yëpp la boole pour bégal ñu rek ci li muy togg yooyu yëpp nag bu ñu publicité ba noppi ci la ñu koy door ci ñaareelu xaaju yeewu leen bi la seule matinale qui vous réveille et qui vous éveille.